jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen émission gam-gamle fas yéene ñëw ci numéro bi nga xam ne nag dañu bëgg waxtaan ci jàngale bi ak njàngaleen mi bëgg nag tey dugg ci biir ni ñuy jàngale li waral manque de pédagogie bi ak xale yi tamit fi jàng bi nga xam ne fi mu toll tey ak jafe-jafe yi ci ne ak lan lañ ci mën a indi ngir saafara ci loolu nag ñu dem seeti ñaari borom xam-xam Tamsir Bakhoum moo ko nekk SAEMS ci kanam tuuti daañu ñëw ci li nga xam ne moom lay yëngu ci biir ak ki nga xam ne mooy Demba Lo nekk ci département lettres bu université Cheikh Anta Diop di enseignant vacataire ñoom lañ fi am Demba asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. tonton El Hadj Nguegne ñoo ngi les ziar di nuyu téléspectateurs yu ITV yëpp di am kontante ci ñëw gi ñu ñëw. ngeen dalal ñu fii ñu waxtaane ci loo xam ni mooy yaakaar naa premier pilier bu réew ci économie mu di jàng ak jàngale ndax yaakaar naa jàng ak jàngale bu doxee rek ñu mën a am yaakaar ca réew boobu moo tax ñoo ngi lay sant di la gërëm ci émission bii nga xam ne yaa ngi koy def ci yàgg koo suivre yow suñu xarit nga ndax suñu papa nga suñu doyen nga ci lu bëri nga ñuy conseillé yàgg nañu waxtaan ak yow waaw nga ñuy conseillé ci lu bëri ci wàllu université nga nekk référence aussi ñu lay ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay guddal sa fan di ñaan ITV nga xam ni juddu bi yàggul waaye yaakaar naa ni liñ naan mu jëw la judd rek tamit gën a yées ci làng gi judd na waaye am na solo yal nañ leen dégg fa ñu dégg ay canal jërëjëf Demba amin yaa rabbi yàlla taxawuñu amaat beneen borom xam-xam nga xam ne moom it nekk SAEMS di koo xam ne kimit ci wàllu mathématique am na ci xam-xam bu yaatu di jàngalekat Tamsir maa ngi lay nuyu sëñ Ngagne ñu ngi lay fay di jël suñu nuyoo ak nuyu secrétaire général national monsieur Saourou Sène ak nuyoo jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire yëpp teg ko sa loxo pour nga teg ko ci directeur général ak njaboot gi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ITV yëpp ñaan borom bi subhanahu wa taala moom dimbali ñu ba lépp la nga xamante ne dañ ko wax ci émission bi mu nekk njëriñ la nga xam ne da nekk njëriñu njàng ak njàngale rawatina njëriñu Sénégal. jërëjëf mbokk yi gam-gam la tey dafa ñëw ci li nga xam ne moom la Demba Lo wax muy pilier bu am solo mooy jàngale nag buñ koy wax ca tout tànk ba la jàngale buñ koy wax ci préscolaire ba la jàngale buñ koy wax ci diggu dóomu ba la méngoog at yi nga xam ne xale bi day am fu mu toll ñu jàngal ko ubbi xel mi pour ëllëg mu mën a jariñ boppam jariñ réewam njàng nag ci réew dafa am solo moo tax tey ñu bëgg a waxtaane mbiru jàngale bi la ca ne ci coono ak sooxe ak lu koy saafara ak tamit xale yi situation bi nga xam ci la ñu ne ndax ubbi tey jàng tey ñii naan ubbi tey grève tey ubbi tey tëj tey loolu yëpp gis nañ ko waaye nag ci njàngalin mi la ñuy waxtaan ak jàng mi tey fas yéene nag ñëw xóotal ko dem ci reportage bi nag déggoo dellu siwaat ci li nga xam ne nag mooy waxtaan bi njàng ak njàngale nekk pàcc bu am solo loolu ci développement wum réew waaye fii ci biir Sénégal mu mel ni njàng mi dafay tàmbalee soox ana lan mooy li ko waral. waaw jàng démb bi ak jàng tey moom gis naa ci benn différence parce que boo gisee tey jàng démb bi moo gënoon baax parce que am na ñoo xam ne dañoo doon dem ba terminal ba kii ba BFEM te dañuy làkk français normal jusqu'à présent mais tey. vu que tey la mooy léegi gën a yokku ni pour étudiants yi gën a renforcer seen capacité mais tey dañuy dem ba am bac te français sax doo ko mën a jàng te mooy yaa ngi fi am pagay il y a l'internet livre yaa ngi fi bibliothèque bi mais élèves bi tey liiratuñu donc boo gisee tey jàng démb bi moo gënoon baax jàng tey bi. jàng démb bi ak jàng tey bi am na différence loolu aajo ñuy def yenn études yi dafa flagrant da nga koy gis ci maanaam ci niveau élèves yi da ngay gis léegi étudiant bu ñëw ba université du mën làkk sax français bu baax alors que bu jëlee jàng démb bi da ngay gis ku toll ci ku jóge fraîchement primaire di làkk français yu baax loolu suñ koy xool cause yi man ci li ma jàpp mooy d'une part ci enseignants yi léegi jëlatuñ
temps bi war pour ñu jàngale. su fekkee ñenn ñi joxañ nañ baaraamu tuuma njàngalekat yi ñeneen ñi ñoom nee nañ ndaw yi nga xamante ni nii ñoo war a jàng te àndatuñoo Pastef loolee moo indi sooxit bi ci biir njàng mi. man ci li ma jàpp mooy d'une part si enseignants yi léegi jëlatuñ temps bi war pour ñu jàngale ñoom am nañ ci part de responsabilité parents yi waxi noppi ñoom it am nañ ci part de responsabilité les élèves aussi ñoom am nañ ci part de responsabilité ak état bi aussi maanaam suñ tegoon suñ jàngalekat yi si condition yu gën yi peut-être duñ soxla bàyyi jàng bi di dem pour gérer seen famille di dem di lijjanti ji feneen li ko noonu danañ yem si njàng mi parents yi ñoom léegi veilletuñ si seen njàng doom yi da ngay gis parents yu bëri yoo xam ne ñoom seen doom a ngi dem di ñëw lijjantiw si lu mu nekk lijjantiw si condition yu muy jàngee dana am doom yoo xam ne ñoo ngi dem école seen bagage matut seen dara matut voilà te bu njëkk ba dañ doon veiller si seen njàng xale yi si finance côté finance pour seen njàng et seen doom yi ne si condition yi gën. parce que tey boo gisee tey élèves yi lii retuñu te internet bi boo gisee gars yi dañuy connecté wu rek di nekk ci Facebook bi di WhatsApp bi au lieu ñuy connecté wu pour yokk seen xam-xam mais dañuy nekk comme sama genre yi rek dañuy nekk ci WhatsApp bi nekk ci YouTube bi te loolu moom vraiment mënul ànd ak njàng bi te aussi li ñuy kaas dafa bëri te loolu yëpp jaru ko mi yóbboo ñuy jéem a concentré wu ci li ñu bëgg jéem koo topp quoi comme mooy suñu avenir bi. enseignants yi moom dañuy jàngale mais am na ñoo xam ne dañ ciy wut xaalis bi moo leen jiital comme ni def xale yi xam-xam seen bopp yi ñoom xaalis bi dañ ko jàngale bi dañ ko def business instant tey boo amul moyen tey doo mën a def ay cours de soir affaire yu demee noonu yooyu rek doo ko mën a def te mënoon nañoo ñëw rek ñu bokk benn bloc rek partage xam-xam bi ñëpp am ci. ak lu ci mënti am jot na parents niki élève way jàngale waxi nopp ñoom ñëpp booloo xar ci seen tànki tubéy ngir njàngalem Sénégal mën a ñoŋ comme na mu meloon. jërëjëf soxna Mariane ci reportage boobu nga xam ne defal nañu ko ci seeti ñi nga xam ne ñooy jàng ñoo wax ku wax nag feeñ defe naa ne damay commencé ci waa SAEMS bari na lu ñuy addu trop ci njàng mi sooxe yi bari na bi ñuy joxoñ dut baaraam it boole nañ ci jàngalekat yi lu tax xale yi niveau bi baaxatul nee nañu xaalis bi ngeen jiital loolu yëpp a ngi ci biir parents yi am nañ ci wàll ci kanam ci daañu ci ñëw sëñ Bakhoum. jërëjëf El Hadj Ngagne maa ngi félicité aussi ki def reportage bi. Mariane soxna Mariane ndaxte reportage bu am solo la. ndaxte jox nañ kaddu gi ñi nga xamante ne ay acteurs lañ ci mbirum njàng ak njàngale. donc loolu professionnalisme lay wone ndaxte souvent dañuy gis ne ñenn ñi mbir dee am rek ñu jël micro tendre ko ku ne te du ku ne moo war a mën a wax ci njàng ak njàngale. même bu fekkee ne jàpp nañ d'accord ne aussi njàng ak njàngale mbirum société bi la. mais ki nekk ci biir nag moo mën a xam wax dëgg yàlla li nekk gàkk-gàkk ci biir. donc de ce point de vue ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS bokkuñ ci syndicat yi nga xamante ne dañuy taxaw ne li ñuy wax amul déedéet mais bu nekkee problème yooyu am na ci njàng ak njàngale il faut ñu dem seeti genèse les causes lan moo waral loolu. ndaxte bi ma dégloo xale yi sànq étudiants yooyu nee nañ am na problème wuti xaalis feneen. am nañ li ñuy wax découragement des parents. am nañ le laisser aller ci li nga xamante ne bàyyandiku yi nga xamante ne xale yi seen bopp baal na ko nag. kon ñu gis ne mbir mi société bi la. léegi nag ñun liñ njëkk a jàpp SAEMS te ñu koy wax partout. gis na jamono ji ñu toll nekkatuñ ci jamono tiitaroo xam-xam. mais tiitaroo am lañ nekk. tiitaroo am. société boobu lañ nekk. boo lañ toll. lan moo indi société boobu. dañoo jël ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay référence dëmbu jël leen relégué leen au second plan bu njëkk man maa ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Ngóolum.
vers les années 80. Ngóolum fu mu ne. dans la région de Kaolack. département de Guinguinéo. bu njëkk buñ jëloon benn maître. mun naa ci tudd kenn. monsieur Waly Samb. jànge Thiès ñu indi ko mbir ngóolum. ñun dañoo jàppoon ne kooku lu mu wax rek dëgg la. société bi jëloon kooku teg ko référence. bu ñu doon wone ñooñu lañ doon wone tey mais tey demal ci système médiatique sénégalais. pour ne citer que cela ñan la ñuy wëñu ay référence ka nga xamante ne am na xaalis bu bëri fan la jaar bu am xaalis bu bëri est-ce que valeurs yi mu incarné pour am xaalis bu bëri et cetera et cetera c'est pas pour ma démystifier kenn. bu ñu demee tey ba ci suñ kay yi nga xamante ne moom la xale yi di jàngee nga jël ay mbër di leen fay def nga jël ay musiciens di leen fay def est-ce que ñu ngi jàngale ay valeurs pourquoi pas ne pas prendre un Aladji Ngagne qui est très connu parce que am na xam-xam ci li muy wax nga def ko ci page kay bi mu wane ne. histoire Sénégal fii la jàngee fii la jëlee nga dem feneen tey ñi nga xam ne dañ leen di jël en référence donc problème xaalis la ñuy njëkkante et nous sommes désolés tey Cheikh Anta Diop est-ce que ñu ngi koy wone pour xale yi xam kan mooy Cheikh Anta Diop je ne parle pas de l'homme politique Léopold Sédar Senghor mais Léopold Sédar Senghor en tant qu'académicien de l'Académie de France est-ce que ñu ngi koy wone le professeur Ismaïla Madior Fall. Je parle des enseignants et non des politiques. Je parle du professeur Abdou Salam Sall. Je parle de l'éminent professeur de mathématiques Mary Teuw Niane. Je parle de monsieur Lo. Est-ce que ñooñu ñu ngi leen di wone donc bu ñu ñëwee ba société boobu am nag ñun ñu jàpp ne kon société bi il faut ñu xool li nga xam ne moom mooy tax jàngalekat bi mu gën a am motivation. et loolu nag li ko indi ñi tax yenn jàngalekat yi am démotivé wu dafa am la nga xamante ne ñun def nañ ci. njàngat bu am solo mooy dañoo gis ne jusqu'en 2000 système de rémunération bi nga xam ne moom moo lënkoon ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci nguur yëpp dañ ko harmoniser woon wante politique yi jaar ci kaw vers les années 2000 ñëw désarticuler ko xool ne diw moo ma neex ci fonction publique dama koy yokkal diw jàngalekat la moom dama koy bàyyi boo seetee référence yi ma lay jël sànq lu yomb pour nga comprendre loolu jusqu'en 2000 le magistrat il a fait bac+6 dafa def maîtrise am def 2 ans ci école de formation boo jëlee le professeur d'enseignement secondaire day def maîtrise am def 2 ans à l'école normale nga jël l'administrateur civil le gouverneur day def maîtrise am def 2 ans à l'ENA ñoom ñëpp c'est des fonctionnaires de la hiérarchie A1 léegi jusqu'en 2000 ñooñu seen bopp seen salaire yi dañoo amoon benn nattukaay nga xam ne moom lañu jëloon ba ku nekk ñoom da nga xam ne man sama bopp niveau bii laa am te wax dëgg yàlla maa ngi gis pour am sawarte ci li nga xamante ne moom lañ may considérer ci fonction publique politique yi ñëw jaar ci kaw yàq mbir moomu yëpp tax ñen ñi découragé ñen ñu yóbbu leen ci statut boo xam ne ñoom seen bopp fi ñu toll tey dañu jàpp ne ñoom ñoo gën jàngalekat kon li ma mën a jàng mooy dañu jël am tekk ci kaw xam-xam mu ngoog bu nekkee mën nañ ko résumer tey société bi ñu nekk am lañ jël tekk ci kaw xam-xam moo tax nag tey xale yi ci seen bopp boo ñëwee ci école yi sax si suñu école dañ koy def ñun boo duggee ci classe nga fekk fa te loolu danaa ci ñëw 80 élèves parce que dootu moo 60 élèves nga ne xale yi kan moo bëgg a nekk ci yéen suba professeur de mathématiques kan moo bëgg a nekk ci yéen professeur de lettres kan moo bëgg a da nga gis xale yi kenn du yëkkati seen loxo lan la ñuy gën a bëgg a nekk xaalis lañ lay wax fan moo am xaalis ci loolu la ñuy lijjantee mannequin laa bëgg a doon lii laa bëgg a doon ainsi de suite donc ce qui fait xam-xam bi ci boppam la société bi jël relégué au second plan léegi nag ñun jàngalekat yi ban taxawaay lañ ci war a am mooy xeex ngir njàngale fa mu taxawoon ñu delloo ko fa léegi nag pour mu mën a nekk il faut ñu yóbbu jàngalekat bi aussi ci niveau ba nga xamante ne moom ci boppam dana nekk ko am xamam wante dana gis boppam ci société bi pour moom ci boppam alal jooju nga xamante ne moom moo tax xale yi di daw xam-xam ñoom seen bopp ñu mën a toog foofu mën a nekk ne suba danaa mën a nekk jàngalekat jërëjëf sëñ Bakhoum li nga wax da nga ko tënk bu ma dellu see ñu tënki ko ndax am na lu am solo loo dugal ci biir Demba ginnaaw reportage bi lan nga jàng ci lan la jox ci jàngale bi ak jàngale bi. waaw damay sant bu baax ñi nga xamante ni ñoo àddu sànq. ci benn côté di ay naataango ndax ñu bokk nekkandoo université. ci beneen côté ñun ñuy seen aîné. di remercier monsieur Bakhoum. mais dinaa am tuuti lu ma ñëw. ndax dañuy def analyse bu scientifique. nous sommes en quelque sorte des universitaires. dañuy def analyse bu scientifique. am nu ñuy demee ci di nga ñu wax ci émission bi. ñu war ko topp jéego par jéego fi ñu toll mooy. lan moo tax nit ñi xalaat xaalis. ca njàng mi suuxe ci boobu leen njëkk a toll. ma ciy wax leen.
dafa am góor gu baax guñ daan wax Baye Niass. daf noonu ku la jikkoom doyul bu ko jox sa doom. looy bañ mu nuru la bu ko jege. looy bañ mu nuru la bu ko jege. waaw ndate koo jox sa doom bu sumee ko ci kawam. Alaaji Malick Si nii. tubaab yi ba nu ñëwee laajte ma. ne ma dañoo bëgg a jàngal gone dama leen jël leen Babacar. ñu ne ko lu tax mu ne jiitu naa leen ci moom. yar bu njëkk ba. mu ne loo leen defati ci kawam peinture lay doon waaye bâtiment bi dootul tudd peinture. boo seetloo tey li am mooy man du ma taay ci di ko wax naa leen ko nee naa leen comme ni ko monsieur Bakhoum waxee léegi xam naa duñu déggoo man ak moom ci côté boobu mooy. jàngalekat buy jàngale par passion boo ko doon wàññi ci téeméer boo jël benn nga ciy génne. mooy exemple yi mu joxe. yi mu joxe waaw ci ñooñu. mais dafa am feneen fu mu ko génne. waaw dafa indi sax cause yi. man du ma duggagul ci cause yi ndax damay xaar bañ toog mais damay wax ni. téeméer boo jël ci jàngalekat yi juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent jàngalewul ngir bëgg-bëgg. dañuy jàngale ngir koom-koom. ca demal tey ñun jàngalekat yi nasaraan yi am na lu ñu sédd ci réew mi. lu ñu séddul waa daara yi ca daara yee ñu dàq yar fop gën ñoo sonn fop gën ñoo mettre des conditions fop nga dem fu mel ni kooki fekk fa Ahmed Sakhir Lo xam nga lu mu waxoon sanc daara bu ma sañoon dundal ñëpp ba pare bëgg a fay yaay ñi ma jox yow ngay jàngale ñu di la fay ndax bëgg ko ngir bëgg ko ngir bëgg bi yow même buñ la fayul jàppal que ni doom nga yor sa rakk nga yor sa jarbaat nga yor nit ñi ngay jàngal ci yonent bi li mu doon wax ni l'étude des lettres vaut le jeûne son enseignement la prière da nga koy jàngale ngir jaamu yàlla baqiyaatu saaliyaat la mais waroo jàngale rek ngir ni dama war a am koom kee dafa tànn def politique ak ay raison lam ko ca may na jël yow nga tànn jàngale ngir jaamu yàlla dama koy wax chaque jour su ma waxtaan ak sama yaay mënuma tee ngaa dugg man ko man su ma laajoon 1000 fois loo bëgg a doon ma ne jàngkat ak jàngale loolu laa bëgg a doon bëgguma doon leneen fu nekk proposé nañ ko man leen jàngalekat laa bëgg a doon loo ma def looti mënuma ko ndax lii laa bëgg loolu laa gëm ni moo ne sa xol moo ne sama xol mu war a dem ca loolu auto incarnation la ci jàngalekat bu ñu yoroon bu ñuy tuddee Ibrahima Ndiaye ci ndem si yàlla tonton Ibrahima Ndiaye yan na ko yàlla yërëm xoolal jàngalekat buy toog primaire la alors di toog di tëgg ay taalif moom moo bind jeunesse de mon pays bi gone yi fond jeunesse de mon pays Sénégal est debout mu bind ko joxe ko nga daan ko yóbbu CFA mu bind ko xawaay sampalu xewul man maay sëqat su bon si bëgg a sax tuberculose les ma di wax yooyu jàngalekat nekki taalifkat soo nekkee gone dañuy dugg ci sa yax yow sa yaram lañuy dem dañuy sotteeku ci yow dañ lay forger da nga naan man kii laa bëgg a doon mu dellu ci li bàyyi ñes na mais tant que jàngalekat bi mi ngi jël xaalis te ko ci kanamam ni man V8 bee waa ji dawal dama ko war a dawal déedéet kee daa am lu mu tànn yoon mu jël wuy yombal V8 yow nga am yoon woo tànn woo xam ne sa V8 ma nga ca kanam la Serigne Oustaz Alioune Sall ba waxoon ko ni ko yow gi yàpp bi xar bi doo ci mën a lekk sa aña nga ca kanam Oustaz Alioune Sall tey fu mu dem ñu ganale ko dafa sonnoon tey loolu laa gëm ni ñun itam suñu aña nga sa ndongo loo formé mu tekki boo leen tasee benn bés même bu la xàmmeewul boo ko nee mën a monsieur diw dina am lu mu jëfandikoo yow parce que danaan kii moo tax ma doon li ma doon tey wax nañ ko ci exemple ci Macky Sall ak ki ko professeur mu koy doon à l'université ki ko jàngaloon ci géologie daf ko marqué day sumee bi sa kaw man am naa jàngalekat boo xam ni tey ñenn ñi sax moom lañ may toone muy le professeur Alioune Badara Diané de l'université Cheikh Anta Diop xëy na kenn xamu ko moom buggul sax feeñ buggul sax fës kenn du ko dugal ci leen mais kooku day summeeku ci yow ma ne jikko yooyu ak vertu yooyu valeur yooyu moom la ñu war a incarné waat ñun jàngalekat ñun ñi bëgg a def métier bi muy suñu métier ñu di ko def ca dama ni xarkatu mat mënula yam ak politicien jàngalekat mënul yam ak politicien du métier nañu ma jéggal ñoom ñi koy def politicien du métier ku def politique muy sa métier dóorkatu maata ci yow li ngay def métier bu noble la yàlla moo ko njëkk a wax yonent sallallahu alayhi wasallam iqra jàngal bi mu ko ne jàngal nee na ko wutal naa la ko la jàngal pourtant monsieur Bakhoum bi muy ñëw dugg na ci valeur yooyu ku ci ne nañ la jox la nga jàng dafa mel ni moom la toj sànq ne administrateur civil beeg nangam waaw kay dafa am fu mu ci wax sax ba indi méngale waaw comme tolluguñ ci loolu dinaa ci ñëw am responsabilité boo xam ne na nga ko joxe taal mais fi ñu ci toll li ma bëgg mooy ñaax gi war ci enseignant bi ñu wax ko ni ko yow yaa tànn jàngale ni buñ la ni woon kaay nga nekk président de la république ak jàngale ñaar yaa ngi nii tege ci kaw table ji booy jël waaw tant que eggugul foofu ci xayma jàng day sooxe ndax jàngalekat bi deful ngir dafa joxe date bu am solo parce que date boobu date alternance la nee na ci la lu bari yàqu waxuma la sax 2000 ci la lépp yàqu waaye bu demee ba ci kanam ci émission bi di nga yëg ni Gowana moo yàq sunum njàng Gowana moo ñu rey Alaaji Ngañ
Goana bi fi am Goana bi laa dindi. waaw moo ñu rey xoolal man bi may def entrée en sixième. soo demee nga xooli ñu affiché ci école bi. soo amul CFA doo xooli entrée en sixième. ñaata universitaire ngay fekk tey yu amul CFA. waaw ci am na concours yow ku ko bëgg a def di nga génn CFA ci Sénégal. mbindaan almadi boo ko bëggee doon di nga am CFA. am na ñu amul CFA ci am bac. ndax ña nga daan liggéeyal. ndax ña nga daan CFA. am na ñu amul am na ñoo xam ne am nañ bac ci amuñu CFA. ma ni 2010. te boo mosaan dem xooli bii doo yaakaar ci doo yaakaar be boo demee xool ñu ni amoo CFA. parce que ca CFA xam nga lan la woon. récitation chant dessin. ñu ni yii ni mu yombe ku ci mën la am loo wut ci njàng. jàngum leçon teg ko ci sa xel ñëw récité ko. chanter ngir baat bu neex. ca chanson comme ni mu ko doon waxee booba du woon chanson yii de. da nga daan chanter les valeurs. ñu ni la j'aime bien l'école du pays c'est elle qui m'a donné tout maanaam lu mu am dama ko cay delloo. les maths les sciences et l'éducation di la ko ñaax. nga jox ko nit mu marqué ko mu xam ne lii kat mooy li koy jariñ ci àddunaam. kooku lu mu am delloowaat ko ci école bi. waaye boo jëlee ku ko xamul du ko dem bu ñu demee ba si kan dinaa la wax ni la. daara yi. dañu koo jox. seeni waay. joxuñu ko waayam. seeni waay lañ ko jox seeni waay lañ ko jox waaye joxuñu ko waayam. sëñ Bakhoum defe naa ne am na lu mu toj sax ci li nga wax ci njàngaleen mi ku ci ne nga ne en 2000 la ñu jël affaire yi nag indi li nga xam ne mooy tëkkale parce que tamit bu ma la ëppee xam-xam yow nga ëpp ma koom est-ce que yow xam-xam bi nga am ndax gëm nga ko ba koom mën ko fëq. merci Alain Ngagne question bu am solo nga posé mais ma rectifier loo que analyse scientifique mënta weesu ñu jox la benn reportage ne la jàngat ko waaw boo koy jàngat nag la xale wax moom ngay jàngat ñun ci débat scientifique boobu lañ basé wu pour di wax li ñu wax li ngeen wax waaw et li ñu wax aussi dañ koy maintenir je le dis man de bi ma nekkee en classe de 4e je rappelle que j'étais dans un bloc scientifique ci bloc scientifique laa nekkoon xam nga bloc scientifique amatul sax daanaka léegi bloc scientifique boo fi ñëwoon matière yëpp ngay def man change boobu laa am def ko mais ma ñëw ba 4e dama def science physique technologie économie familiale sociale ak espagnol yàlla dimbale woon nañu aussi ñun ñooñu bokkoon na ci ñi nga xamante ne matière yooyu parce que samay naataangoo danañ ma déglu ñu ngi may déglu on était tellement performant que man sama prof espagnol dafa waxoon ne mën naa ñëw defi série L mais dafa defoon man ma def option scientifique parce que amoon grand frère boo xam ne dafa nekkoon santé militaire mu poussé woon ma ne ma da nga defi science donc de ce point de vue li ñuy wax constat la wax ne li ñu wax aussi SAEMS bi mu juddoo daf ne il faut ma def jàngat bu xóot ci li nga xamante moo indi problème yi am ci njàng ak njàngale. kañ la juddu. SAEMS ñu ngi juddu officiellement en 2004 officiellement la ñu am suñu récépissé wante bi muy juddu dafa am benn situation bu fi nekkoon ci les ajustements structurels avec Abdou Diouf. les 20 ans amoon li nga xamante ne dañoo jëloon ay professeurs. former leen ne leen recrutement bi c'est pas obligatoire. waaw taxoon ñu am benn génération 98 99 bu ñu bàyyi woon en rade. bi ñu ñëwee ba 2000 nag Abdoulaye Wade jàppoon ne loolu injustice la woon parce que mënoo former borom xam-xam ba pare bàyyi ko muy dem. mu jëloon mu recruter leen te ñu gisoon ne aussi ñoom bi ñu fi nekkee wax dëgg yàlla syndicat yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon xeexuñu woon pour ñoom ñu mën leen recruter alors que loolu day mel ni Sénégal dafa jël alalam former ko ay doomu adama pare yàqu ko ñoom ñu xeexoon ba am benn kuréel bu ñuy wax SAEM ñu sargal aussi mag yi nga xamante ne ñoom ñoo créé loolu. bi ñu ñëwee nag ba 2004 ñu def benn lël bu métti pour xool lan moo indi wax dëgg yàlla problème yi nga xamante ne am na jàngale. ñu gis ne ci ajustement structurel yooyu depuis 1992 les banque mondiale ak FMI la ñuy wax les institutions de Bretton Woods dañoo imposé woon réewu Sénégal comme ay Afrique yooyu. ne da ngeen di arrêter li ñuy wax recrutement d'un fonctionnaire. pour ngeen dem ci système volontariat ak vacation. ñu gisoon ne ñu ngi doon accumuler ay nit ñi nga xam ne ñu ngi leen doon dugal ci système bi et je dis contrairement à ce qu'il dit ces gens ils sont entrés dans l'enseignement par vocation ces gens de 92 waaw 93 et puis par patriotisme parce que mënoo jàng ba am sa maîtrise université licence wala bac plus 2 Sénégal ne dama soxla ay jàngalekat parce que soxla amatuma jàngalekat te aw ma la nga xamante naa leen ko fayee yaakaar naa ne Sénégalais bi nga xamante ne moo nangu ci conditions yi mu dem wuyu ak lu réew ci volontariat wala ci vacation kooku mënuñ koo ne il n'est pas patriote wala xaalis ma moo ko ci woon
ñoo dem ba ci biir ñoo ñu organiser wu gis ne ci code du travail wax dëgg yàlla am na la nga xamante ne may lañ leen ko mooy jàngalekat bu ne am na droit pas jàngalekat liggéeykat bu ne am nga droit nga créer lu ñuy kuréel syndicat ñu organiser bu yàlla dimbali leen ñu xeex ñoom seen ba am formation ñu reverser leen dans la fonction publique donc de ce point de vue li nga xamante ne am na solo pour mu am solo rek mooy ñun nañu jàpp ne amul benn doomu aadama buy liggéey contrairement à monsieur Lo parce que man dama am ay kilifa yoo xam ne ci daara lañ nekk mais jamono ñu toll amul benn kilifa daara ba nga xamante ne daan la indi sama doom bu fi indi dara loolu amul parce que mënoo jël nit ki aussi jël sa doom même mu nekkee daara nga ne ko dama lay jox sama doom loolu mooy xam nga lan lay indi mooy li ñu gis ci mbedd yi tey mooy yalwaan gu métti gi ci biir mbedd mi te daara bu njëkk xam nga lu ñu doon def mag ñi dañ leen doon yóbbu ci tool yi ñu béy ñu leen di yar parce que man ci àll bi laa dëkk buñ lay yóbboo nga béy di jàng boo jàngee ba 11h ñu ne demal nga yalwaani ci kër ga xam nga lan nga doon pour loo añee pour sa biir xaw a fees am loo dëgërloo waaw ñëw jàngiwaat mais tey li ñu gis c'est contrairement à ce que monsieur Lo est en train de dire que nekkatuñ ci système xam-xam bu njëkk boobu ñoom ñëpp boo seetee daara yi tey internat la ñuy wax da ngay fay lii et cetera et cetera daara yi nga xamante ne tey gis nga leen demal Tivaouane demal Touba demal Xelkom demal Kaolack yooyu ngay gis ay daara yoo xamante ne ñoom valeur yooyu ñu ngi koy maintenir ba jusqu'à présent donc de ce point de vue ñun li am solo dañuy répondre ci xale yi mooy gis nañ ne njàng mi mu ngi sooxee len rek moom moo mën a am la nga xamante ne moom mooy tax ñu defar ko mooy que comme que jàngalekat yi xale yi nga xamante ne mooy élèves yi ak parents d'élèves yi ñun ñëpp gis nañ ne problème am na amul kenn ci ñun ka nga xamante ne am nga droit ne dinaa tëj sama bët ci mbir mi nga xamante ne am na ndaxte góom bi am na ba pare leen rek mooy am nañ ko saafara ñun nag saa ci saafara soo lañ jóg mooy dañu indi proposer au gouvernement ak société bi ay solutions yu pertinentes te solution pertinente bi mooy nan la ñu def ba xale bi nga xamante ne man maa ngi koy jàngal waaw suba moom moo gën a nekk jàngalekat wala moo mën a nekk borom xam-xam waaw mais loolu nan lay mën a amee grève yoo xam ne yéen it toujours da ngeen di taxaw ci grève ma ñëw indemnité maa ngi ñëw loo maa ngi ñëw di nga ñëw indemnité ngeen di wax man dégguma ba léegi ngeen casse situation xale bi nekk nam ci biir classe bi par exemple xam nga ñoom nee nañu da ngay gis élève boo xam ne bagage am du mat élève boo xam ne da ngay ñëw barke dem maa ngi dégg benn xale Kolda nee na par ñett la ñuy toog ci biir classe bi benn banc bi loolu xanaa bokkul ci seen revendication xam nga Alaaji Ngagne yow dafa mel ni daal yow da nga dugg ci biir école yi xam jàngalekat yi lu ñuy jooy te loolu nag mooy dëgg yàlla def na syndicaliste la jàngalekat laa ba fii may wax ak yow maa ngi lycée Sergent Malamine Camara di jàngale mathématique gis nga mbir moomu ñuy wax jaruñ ñu koy nëbb xam nga boo seetee il y a de cela 3 ans 4 ans derrière le ministre Serigne Mbaye Thiam pour ma nommer ko dafa génne benn circulaire ne léegi classe yi léegi effectif pour ñu wax effectif bi dafa pëyatu rek waaw il faut classe bi mu passe 75 élèves 75 élèves mooy juróom-ñaar fukki élèves ak juróom te war a jël ñaata mais classe yi ni ñu ko tabaxee Sénégal 45 élèves la 45 élèves la mënu ko weesu ñeent fukk ak juróom mooy fa mu war a yem bu njëkk am na benn circulaire jàppatuma référence bi dafa waxoon ne une classe est considérée pédagogique lorsque l'effectif dépasse 45 élèves moom mu ñëw mu ne il faut ñu jàpp ne pour que classe mën a nekk pédagogique il faut ñu def fa juróom-ñaar fukki élèves ak juróom-ñaar coow am na ci parce que danaa ci ñëw laal mbir moomu parce que dafa am càcc gu ci am ci seen ñoom gouvernement bi càcc boo rappelé woo am na benn CEM bu nekk fii yoo kii ànd waaw atam France moom moo ko tabax waaw ñu ñëw président Macron waaw mooy bi président demoon waaw war a ñëw fii war ko inaugurer ak soxnaam dañoo jël élèves yi def fa ñaar fukki élèves ak juróom-ñett ci kanamu ñooñu pour ñu inaugurer waaw jël ay professeurs complices dugal leen ci biir professeur bi def cours yàlla def xam nga xale mooy li ñu doon wax sànq bu nekkee da nga ko moo ñaale dëgg ci biir kër ga waaw dëgg boobu kenn du ko dindi boo jiitoo ci moom waaw ci pexe xale ba ñu toog malheureusement ñu interview ko ñu noo ko président Macron xam nga am na xamante ne mënoo ko xaar ci président waaw mënoo ko depuis quand êtes-vous 40 kii mënoo ko c'est hier qu'on nous a départagé professeur ba fa nekkoon ñun xam nañ ko wax nañ ko liñ donc pour vous dire que ñoom seen bopp gouvernement bi xale bi moo saggi sag waaw moo saggi sag bi parce que ñoom lañ bëggoon won France ne ñun waa suñu classe yi ñaar fukki élèves ak juróom li yàgg nañ ko doxal classe boobu waaw classe boobu man xam naa ka fa nekkoon parce que ñun gëstu nañ ci bu xam ka fa nekkoon ak suñu jàngalekat yi ñu nga fa classe boobu 65 élèves lañ nekkoon ñu jël ñi ñëwee bu leen ñëw ñenn ñu xaaj leen institut
dégg ngeen ci ay inspecteur ku ne wax ci la nga xamante ne lañ ci wax yëpp dara nekku ci woon tey nag boo demee ci lycée yi ak collège yi ba ci élémentaire loolu moom moo fa am wante li ñuy wax ay mbaar li ñuy wax abri provisoire da ngay dégg gouvernement bi toujours mu ne résorption des abris provisoires et puis ay milliards tey war nañoo def li ñuy wax audition du projet bi nga xam ne moom la ñu joxoon ne dañuy def résorption des abris provisoires man dem naa ci lancement bi avec le ministre Mbaye Thiam à Louga à temps pour moi ñaata milliards la woon à Tambacounda ñaata milliards la woon plus de 80 et quelques milliards mais dama ci àll bi tey ay mbaar nga fay fekk ay sàkket du n'importe quoi classe yu amul table banc classe yoo xam ne ñu ngi sen est-ce que de ce point de vue loolu xale bi teg nga ko ci condition yoo xamante ne moom ci boobu dana mën a am véritablement dana jël xam-xam bu am solo benn deuxièmement jàngalekat yu manqué tey boo demee ci système nga gis xale nga xamante ne maître bi moo leen jël ñu wax double flux jël mais élève CM1 ak élève CM2 boo leen ci classe bi nga ñëw dans le moyen secondaire des professeurs trop chargés parce que xam nga njàng c'est pas ay addition automatique la pédagogie est un art jàngale dafa am nombre boo xamante ne ci moom nga war a yem tey bu fekkee da nga jël dama jox un exemple très concret bu fekkee ne da nga jël ñeent fukki xale ak ñeent nga leen di jàngal 2 heures laay def mathématique par 2 heures laay def ci jour bi mais su ma jëlee 2 heures divisé ko par 44 gën gaa gàtt xale bu ne dana am minute ak genn wal ci li ma ko war a jox xam-xam mais su fekkee yóbbu naa ko ci juróom-ñaar fukki élèves yu tegal xale bi dootu am minute sax ay maanaam xam-xam bi day saturé xam-xam bi day saturé et puis jàngalekat bi dootu ko mën a topp la ca toppaat mooy ci environnement scolaire bi boo jëlee environnement scolaire bi dama ci école yi xale ba nga xamante ne dafa ñëw am feebar war a am li ñuy wax des besoins naturels war ko mën a def amul toilette ba nga xamante ne na ko mën a dam et cetera pour dire que état bi ci boppam moo jëlu matukaay yi nga xamante ne loolu ci wetu nguur gi daan ci ñëw pour jël véritablement xale bi mën ko mettre dans des conditions idoines pour mu mën a jël xam-xam jërëjëf Bakhoum am na yu mu àndul ak yow nee na ak loo ci mën a xam nga Alaaji Ngagne waaw monsieur Bakhoum c'est un doyen je respecte beaucoup parce que man kuy jàngale rek dama laa bëgg parce que loolu laa bëgg a doon moom laa bëgg a def donte ne am na fu ma teg bët beetim pour wax la ni dañu am ñu ñuy seetaan am ñu ñuy déglu ca du ñu werante dañuy waxtaan bu ñu waxee rek bàyyi askan wi tànn mani néew ma jàngalekat bi fonctionnaire bi daf ko war a ëppale de dañ caa tollagul ci waxtaan man démarche laay jël ba ñu toll ca bu ñu tollee naa la wax la responsabilité de l'État ngay def ay jukki laay def bu ñu tollee ci wax boobu dinaa ci ñëw ak yow am na fu ñu d'accord mais am na fu ma d'accord dama ni xaalis warul nekk ci suñu kanam xam-xam bi ñuy joxe moo ñu war a yitteel d'abord su nekkente ni Alaaji Ngagne wax na la ko léegi lu ñu mën di wax dañu naan xaalis lu ñu mën di wax ñu ni xaalis et la place de l'enfant xale bi ngay jàngal mu tax nga am parce que il n'y a d'enseignant que parce qu'il y a un enseignant dafa am kuy jàng moo tax mu am jàngalekat ki ngay jàngal est-ce que am na ay conditions d'accompagnement yoo koy sóoraale yow ma ne ki nga toog 1 mois 15 jours muy 45 jours quantum horaire bi commencé di briser wu des fois nga dégg fa ay diplômes yoo xam ne dañu wax ne c'est des diplômes qu'on doit invalider quantum horaire am matatul yaa ngi koy wax léegi sur 45 élèves yaa ngi ci am 1 minute 30 boo toogee 1 mois 15 jours muy 45 jours yoo jàngalewul xale bi la mu jotoon a jàngus ne pomma ca mbedd ma këf na ko pertaat na ko boo ñëwee nga bëgg a continuer fa nga yemoon pour dem fekk moom dara nekkatu fa foofu laa wax ma ni jàngale du xaalis kese jàngale gëm-gëm la d'abord bëgg-bëgg la envie la jom la vertu la boo xamante ni day nekk ci doomu aadama mu door ko war a mën a defi ma ni suñ bu njëkk bu ñu daan def jàngale xaw ma léegi ba léegi sax xam naa amatul mais gëm naa ni ci entretien yi ñuy def enquête de moralité war na ci bokk d'abord enquête de moralité yi ciy jiitu mooy dem ca école ba xale bi muy jàng primaire xam nga am na enquête yu ñuy def xaw ma yaa ngi koy fàttaliku wala déet ci classe CM2 ñu ne la yow boo màggee loo bëgg a doon fiche la daan doon ñu daan ko bind ko yóbbu inspection est-ce que fiche yooyu ñu defoon ci dembaloo bi muy nekk primaire dañ ko jël rek après ñu ranger ko ci tiroir war nañ ko mën a dem fouiller man CM2 bala mu lay topp balaa mu may topp jusqu'à présent boo demee CM2 xam nga lan laa bëggoon a doon jàngalekat ak écrivain moom nga bindoon moom laa bindoon tey jii ca lancé boobu laa nekk 1000 fois loolu laa bëgg a doon dafa mel ni yéen ñaar moom li mu doon nga bëgg a doon li mu doon laa bëgg a doon waaw mais nag beneen gisin bu ma ci am gisin waaw maanaam bëgg-bëgg bi d'abord waaw bëgg-bëgg tey ma sàcc Alaaji Ngagne wax la daf may dal ma dugg ci école comme nu ñu présenté woo sànq
damay def vacation dans des établissements d'enseignement supérieur privé di jàngale communication d'entreprise damay nekk ci école mu yoreel ma xaalis at bi dellu si mu waat ma dellu am na ci directeur école mi ngi may gis maa ngi koy gis fii ci écran bi xam na ko daf may waat ma dellu pour moom daf may naxuma daf may formé est-ce que yow it yeeru woo non du yeewu xam nga ki téewul nag bu dëgër moom du question téewul bu dëgër su ma neexee bañ ko def parce que man li may am doy na ma sama li ñu ma sant mooy jàng. est-ce que du ñàkk yegg fi ngay yegg moo tax ngay yongaanu waaw am na foofu bu ñu fa eggee waaw éthique ak déontologie dootuma may ma koy def ci loolu dinañ ci ñëw sànq mooy xarmatt gi xam nga tey dañuy kaas waaye xarmatt gi daa ëpp doole ci njàngale mi ci ñoom ñii waaw xam nga am métier ca loolu dama ko tudd day tax sax doo barkeelle xam nga alaaji ngeen bu nekkee journaliste am métier bëgg fu ñu yore tama mu ne jox leen ma ci galañ ma tëgg di am ca galañ ba di am ci journaliste gi ñaari xaalis yooyu bu ndajee du jur barke da ngaa am métier da nga cay yem ki nga xam ne amul métier muy jàngale peut-être duggagul école normale wala amul dara mu mën a jël xaru kaay matt googu def ko 16 heures libre mu di ko jàngale di ko jël xale bi wax na ko moom la ñu wax nañ ko mooy nee na boo amul xaalis dootoo jàng dootoo mën a jàng sax ay da ngay gis jàngalekat ci école yor benn classe man loolu ba léegi xaw ma nag yéen loo leen ko jàngate waaw dina ci ñëw dina ci ñëw daf may poser problème dina ci ñëw nga yor classe di ko jàngal waaw am ci biir classe gi ay élèves yooyu yaa leen di yor particulier élèves yooyu bu ñu ñëwee ñooy raw seen morom naataango yeneen est-ce que foofu égalité de partage de connaissance am na fa parce que ñetti gone yi nu la jox weer bu dee 100 000 francs nga jàngal leen mu yokk ci sa salaire tax xale yooyu nga jox leen xam-xam bu bokkul ak ba nga jox ñee xaw ma wala nga jox leen sax naam même xam-xam ba nga leen joxoon mais yaa ko répété mais même jàngalekat bi la tu as le devoir ci parce que tamit am na loo xamante ne allah yi ngeen fayoo xale bi sa doom nga di ko fayal muy jàng pour muy dem di am note yu bon maanaam xale yi bu ñu àndee ci biir classe bi génnaat yaa leen di jox jàngalekat bi maanaam sax yow la nga yàq ci classe ba am na loo leen denc looy denc la ngay yàq fële moo koy ëpp gis nañ ko ci njàngale mi donc man nekkuma ci style d'opposant wala d'opposition dañuy waxtaane dama lay wax sama xalaat mooy que ni la première chose bu ñu war a mettre dans tout ce que nous faisons ak lu mu mën di doon même bu fekkee da ngay sàcc def ko avec passion su nekkee da nga jël métier fenn def ko muy sa métier def ko avec passion gis nga patin xam nga lu tax mu bëgg ko li muy def daf koo bëgg moo tax chaque jour su génnee nit ñi ree kon yow li nga jàpp ne ñoom li yëpp ci ñoom li ñuy def bëgguñu ko dañ koo def ngir wutuwaayu xale soulagement la si ñoom naa ko jël ngir am alal néew mën a ñëpp la parce que dans toute règle il y a une exception. mais est-ce que dégg nga fu mu ko jëlee fi mu ko jëlee d'accord nañu mais c'est le syndicaliste aussi qui parle bul ko fàtte parce que day defaale plaidoirie syndical bu ci biir discours am dama koy nangul aussi dinaa ko nangul bu baax a baax parce que loolu tamit daf si bokk dama wax alaaj ngeen ni am na foofu bu ñu fa tollee di nga xam bu baax que ni je vais indexer la responsabilité de l'État mais alaaj ngeen daf ñu wax ni tijji nañ ci fànn bii nanu ci waxtaan bu nu avancé rek man it ma avancé damay bañ a brûler les étapes te dama bëgg a jël une démarche scientifique comme ni ma la ko waxee sànq yow yaay sunu jàngalekat xëy na peut-être bi may jàng yow da nga jàpp ne daal dafa ñëw rek ëmb lépp waaw moom daf ko def yëfu syndicaliste dalaa ëmbal na loolu lépp nate daf koo indaale xam nga syndicaliste buy ñëw di indaale bagage man nag ñëwuma en tant que syndicaliste ñëwuma en tant que enseignant ñëwuma en tant que enseignant dama ñëw en tant que vérité maanaam di xool ci côté bu ci ne man jàngkat bi fan laa faay jàngalekat bi fan la faay état bi fan la faay sama yaay sama papa ji ci kër ga fan lan faay ku ci ne am nga ci responsabilité fii rek ñu toll mooy wàllu koom-koom est-ce que tey bu ma la doon laaj passion ñaata doomu aadama nga xam yu am passion ci jàngale ñoom ñëpp xaj nañ fii jàngalekat yi Sénégal yëpp moom lim na fi ay kilifa yoo xam ne sax nee na même ba ci sunu xale yi couverture kii exemple yooyu joxe ko loolu wax na dëgg loolu moom dama ko ci joindre waaw xam nga foofu dañ koy ciy wax bu njëkk dañ daan wax ni nday de lu mu bon mën a jur mbër waaw booba xas la woon de waaw xas la waaw xas la woon de léegi nag dañ naan jigéen bon mbër bi mooy borom nday ju baax ji waaw yow jàngkat bi comme ni ma ko waxee sànq yow mi jàng ba réussir yow yow mënoo dem grand théâtre maye fa ay millions pourtant moom wax na ne yow doonoo dara ci nee na en 2000 la ñu jël alal teg ko ci kaw xam-xam nangu naa ko xam nga dama ko fekke si sànq ma ni ko 2010 la njàngum Sénégal gën a yàqoo 2000 da doon raam 2010 dañ koo tasaare mooy ban indi système Guana moom mi du ma bàyyi ma wax leneen lu naka sudul noonu parce que il est témoin oculaire de ça 2000 bi indi système Guana bi yéen jàngalekat yi recevoir gone yi jógee ci élémentaire bi da ngay ruus jàngal nit parce que des fois tu fais recours au wolof même pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent comprendre ndax ñàkk pédagogie parce que ñàkk pédagogie xamatuñ dara xale baa ngi la koy wax léegi sëñ Bakhoum déglul xale bi léegi li ma tënk
dafa am xale bu la wax léegi ni la da ngay seen ko ñëw ba université doo mën a làkki tubaab. du mën a làkki tubaab ma ni gàcce la xoolal ñun école CM1 CM1 bi ñuy nekk à l'école élémentaire Matar Mamour Koumba Ndiaye de Taïba Ndiaye CM1 professeur bu ñuy yore woon enseignant bi mi ngi ñuy jàngal waxatuma la sax ay kii ay raconté wala mu ni kaa leen ngeen def rédaction CM1 ngay bind rédaction boobu dañ naan la narration ku dàq nettali mais nettali woon wu rafet la rentrée nga nettali bind ko ci tubaab mu lay génneel ay virgule ak i accent kooku jàngalekat loolu da koo bëggoon da daan toog ni tey de ñetti weer toog naa ko fayi kooguma ca jamono yo gars yi ni dañuy débrayage man foofu daf ñu daan neex sax ndax ñun xale la ñoon débrayage 9h mu commencé cours bi du egg gars yi di débrayer mu continuer cours bi kooku boo ko doon qualifié la voilà un patriote nit ku bëgg ngi noonu kuy joxe waaye lu ne xoq nga daw bëggatuma am na enseignant yo tey ca nag sa mbokki enseignant yi ak suñu mbokki enseignant parce que ci lañ bokk même si de façon comment on l'appelle légal duggaguñ dëgg-dëgg ndaxte duggaguñ école normale génn fa ñoo bokk secteur bi ñi ngi ciy jàngale yor ay xale comme ni ngeen ko yore ci seen tànk daal ngeen boo leen toogee 45 jours yoo leen jàngale wu waaw tëddoo leen ko seen kër yi da ngeen koy wut ci yeneen école yi jàngale ko moo tax sëñ bi moo tey waaw bi daaw bi ministre bi ne waaw daf koy dagg ci seen salaire ma ne d'accord na ah bon acte bi joxe loi bi joxe ni mu am nga droit grève waaw moo la wax ne am nañ droit dagg la chômeur payé ci grève am nga droit dem grève waaye ku xëy yow dégg nga président Sowru toujours mi ngi ci rajo bi di alerte de waaye ñoom toujours dañ koy def parce que ñoom koom bi lañ jiital déggoo man ba léegi dama dem ne du moom laay waxal je parle avec un système ñoom ñu ci ëpp koom bi sëñ Bakhoum waaw nooy grève Alaaji Ngeen pour tënkal ko nooy grève 45 jours waaw ñu dagg la 45 jours am nga droit grève dagg nañ la doo nangu loolu day ñoom ñoo ko bon merci beaucoup waaw sëñ parce Bakhoum que mbir mi am na solo mais mon frère Lo vraiment dama def lecture ay amalgame yu bëri lay def man nag ce point de vue la nangu naa la waaw je le dis et je m'assume et je vais vous expliquer pourquoi oui man bu ma toogee fii je dois le dire pour la vérité jàngalekat yi ñoo tax ma toog fii parce que nag ñoom ñoo ma tan yóbbu ma jusqu'au niveau supérieur bi ma nekk tey jël li nga xam ne mooy kaddu syndicat bi ëpp doole ci Sénégal ñu jox ma ko kon nag ñooñu fu ma toog nit bu leen xuri naa ko gàjj kon dafa xuri nii waaw dafa nank rek maa ngi ci ñëw waaw deuxièmement analyse scientifique pour scientifique quand tu dis grève 45 jours tu es un universitaire un supposé universitaire je veux l'être oui d'accord l'universitaire voudrait tout simplement être quelqu'un bi nga xamante ne lépp lu mu wax daf ci duut baaraam jamais au Sénégal un enseignant toogul 45 jours jàngalewul ça je te défie et je défie quiconque on l'a dit xam nga bu nekkee dama ne la Alaaji Ngeen ma leeral la tuuti dama ni lu misaal moo joxe dama ni misaal laa la jox nii maanaam boo toogee benn fan jàngale woo bu ñu la ko daggee da ngaa war a muñ ndax yaa xëyut mais bu dem benn fan monsieur Lo dans la pédagogie actuelle qu'on appelle la pédagogie par les compétences on voudrait que l'on parte du vécu quotidien de l'individu pour ñu expliquer une chose ma tuub di jégalu parce que di wax ci sa bopp baaxul yàlla dimbali ma yàgg naa ci système bi et tey FASTEF reconnaître ma comme professeur formateur en tant que professeur d'application li may wax toujours parce que dañu may envoyé stagiaire ma leen di former li ma leen di wax dama jàpp ne le système jàngalekat yi boo ko fekkee dem nga bu def concours bi da nga choisir ne damay dem jàngale ji kii choisir dem def magistrature dem defi ko kii dem choisir defi journal keneen choisir ku ne système boobu nag boo fa ñëwee dafa am lu la tënk boo nekkee yow xëy na tu n'es pas fonctionnaire man je suis fonctionnaire fonctionnaire bi ma nekk ak fonctionnaire bi magistrat bi nekk benn loi moo ñu tënk c'est la loi 6133 du 15 juin 1963 loi boobu ñun ñëpp waxul jàngalekat waxul tal daf ne fonctionnaire bi bu fekkee man jàngalekat bi nag dafa am benn loi bu ñuy wax la loi spécifique dans le secteur de l'éducation ma xam ne daf may tënk te xam naa lan bu ne lan boobu bu fa nekkee ñëw naa daf may ne man su nekkee jàngalekat laa en tant que fonction publique mu recrutement mettre ma à la disposition du ministère de l'éducation kan mooy sama njaatige mooy ministre de l'éducation mooy sa interlocuteur mu ne benn fan laay nekk ci école bi laay nekk damay jàngale laay jàngale mathématique laay jàngale nan laa ko war a jàngale expliquer ma tout li nga xamante moom laa war a def ma ci war ci tënku mais li nga xamante moo ñu lal ñun ñëpp ñuy citoyen muy yow muy kenn mooy constitution du Sénégal la constitution du Sénégal
puisque vous êtes un universitaire il faut aller voir qu'est-ce que dit la Constitution du Sénégal parce que loi pour loi laay wax la Constitution du Sénégal dit tout travailleur a le droit d'adhérer à une organisation syndicale et de défendre librement ses intérêts par l'action syndicale. liggéeykat bu ne bépp liggéeykat am na sañ-sañ bokk ci kuréel ba nga xamante ne daf koy permettre muy xeex ak yelleefam loi 61-33 boobu bu continuer mu ne cité ay quelques lois mooy boo ñëw du ma ci dugg ñoom dafa am ñoo xamante ne dañ comme les gens qui sont sous les drapeaux yooyu bokkuñ ci mais bu fekkee ñi nga xamante ne wax nañ ne mën nañu am loolu mu ne tout travailleur a le droit dans l'organisation syndicale d'aller en grève toutefois waaye l'État a le droit de faire des ponctions sur les heures non faites mooy déglu ma rek faire des ponctions j'étais avec benn inspecteur du travail ñu wax ma ne ko couper un salaire et ponctionner un salaire c'est deux choses différentes ponctionner un salaire mooy parce que dafa ne toutefois l'État a le droit de faire des ponctions sur les heures non faites bu fekkee dama war a liggéey tey bés bi tey ba midi su ma jëlee sama neexu bakkan bànneexu bakkan ma ne jàngale ma 8 heures 10 heures waaw bu neexee nguur gi ci sa teef ci sama teef waaw nguur gi bu ko neexee mu dagg ko loolooy dagg ponction dafay ponctionner danaan comme que defoo ko tey da nga koo def ci yaama neex dama koy dagg moom it am na sañ-sañ mu dagg ko wante xam nga là où je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que boo toogee nga grève waaw léegi man xale boobu ngay wax man sama doom dama koo jël jox ko alaaj ngañ ne ko jàngalal ma ko non dama koo jël sama doom jox ko état du Sénégal ma koy fay sama impôt yow nga jël sa doom di fay impôt seen état du Sénégal Massamba jël di fay impôt ñu jël suñu alal jox ko nguur gi nekk rek jox nañu suñu doom pour ñu jàngal leen nguur gi ne damay wut ay sénégalais yoo xamante ne am nañ compétence pour xale yi ñu ma dénk ñoom seen bopp ñu mën a ñëw pour wax dëgg yàlla jàngalal ma xale yooyu ñu signé ñoom contrat maanaam une loi mu ne boo leen jàngale ba weer bi dee lii laa leen di defal ñooñu kon ne ñu dem ba ci biir ñoom seen bopp ñoom ñu am problème ñoom ñu am contrat bi ñoom ñaar dañoo wax ñoom ñaar bu juboo waaw léegi mooy état bi ak jàngalekat bi waaw parce que l'état c'est l'employeur jàngalekat bi c'est un employé léegi nag su fekkee ne employeur bi respecté wul la nga wax ak moom bu waa nag comme que moom faussé na respecté wul kaddoom yow it da ngay won ne moom ci boppam moo njëkk a jalgati kan moo ci gaañu léegi nag foofu mooy problème bi c'est à ce niveau biñ jëlee ñun jàngalekat ñu xam ne xale yi Sénégal lañ te réew mënut a développé tant que njàng ak njàngale ma nekkul njàng mu mucc ayib moo tax ñu ne léegi duñ topp nguur gi li ñu leen di du toppee mooy il faut ñu def li loi wax loi daf ne su fekkee dem nga bu am jafe-jafe ak ki nga xam ne daf lay liggéeyloo da nga koy bind bataaxal li ñu wax un préavis de grève pour xamal ko ne ko maa yow de lii waxoon nañ ko te defoo ko may naa la fanweeri fan parce que la loi laa lay wax waxuma leneen loi laay wax may naa la fanweeri fan pour nga wax indi tontu ci li nga xamante moom laa la war a wax moom la ñuy wax un préavis de grève léegi yaa xayti su fekkee ne man jël naa préavis de grève SAEMS jël na préavis de grève jox ko nguur gi mu tànkam lu ko ndax amu ci kii ba fanweeri fan moom xam ne loi moom moo ko wax weesu bu waa nag jàngalekat bi ak syndicat bi amatul benn responsabilité ci li nga xam ne moom mooy am bu baax xam na mooy xam yow monsieur Lo mi nga xam ne yaa jël sa doom jox ko nguur te jël sa alal jox ko nguur gi yow yaa dem ci nguur gi nag nee ko nguur man maa jox sama alal jox la sama doom te sama doomu jàngul lan moo xew moom moo la indi tontu bi mais jàngalekat bi kon dama jàpp ne parents d'élèves yi sotle wuñu leen ci loolu voilà loolu danaa ci mais mieux monsieur Lo vous savez wax nga léegi reportage qui parle de français je suis désolé vous êtes prof de lettres moi je suis prof de sciences j'ai participé aux assises de l'éducation avec le président Macky Sall en 2014 fii ci benn hôtel de la Place pour ne pas faire de la publicité xam nga lu ñu wax dans les recommandations et dans les conclusions nañ dem pour suñu jàng ak njàngale ñu def ko suñu kalaamay réew est-ce que le fait de parler français est une compétence? Non du tout. Pour être un bon scientifique on n'a pas besoin d'être un bon littéraire. C'est faux. Japon waxuñ français. seen làkk la ñuy jàng. seen làkk lañ jël di ko jàngalee. États-Unis est-ce que français la ñuy wax? Non jëluñ français jëluñ séeréer jëluñ olof anglais lañ jël. chinois yi. chinois la ñu jàngalee. tubaab bi jàngee waxi tubaab. tubaab bi jàngalee seen waxu tubaab suñu làkk mooy olof séeréer. Et d'ailleurs je remercie le gouvernement d'avoir compris. que cette recommandation forte des assises de l'éducation dañ ko war a mettre en œuvre. est-ce que loolu dalul Afrique. Très bien c'est le complexe. Afrique gouverneur état dafa ñëw xam nga la colonisation ñëw nañ ñu. te ñu ngi ciy remercier suñu kilifa yu mag ñi.
ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba dafa waxoon ne tubaab bi saaku la fi indi waaw ci biir saaku bi dafa am lu baax ak lu bon da ngeen fexe yéen seen bopp ba li nga xam ne moo ci baax ngeen jël ko li ci bon ngeen baal leen ko donc ce point de vue li ma la bëgg a xamal malheureusement que temps bi mu ngi xoj ca waxtaan wi balaa ngay dem je termine par ça pour dire que en tout cas tey pour être un bon mathématicien on n'a pas besoin de parler bien français pour être un gis nga dama lay wax Alañ Mbaye boo seetee fukki at ci ginnaaw wala ñaar fukki at ci ginnaaw am na téléphone bu ñu la ko joxoon yow tey waaw problème bi ngay am mais sa doom mën na jël téléphone dañ koy foyee xamante ne et ça c'est ça qu'on appelle une compétence loolu mooy xam-xam mooy nit ki lan nga mën a def et boo demee au système des États-Unis duñ fay parce que lan nga mais lan nga mën a def lan nga mën a def loo su nekkul woon cër bu ma leen jox waaw bu waxee lii damay jóg dem dama rus loolu rus loo xam nga lu ma rus loo on ne doit pas faire l'apologie du nullisme bi am dans les écoles maanaam di wax ñi kàllaama réew non on n'a pas besoin de parler français qu'est-ce que c'est que ces histoires waru leen du obligation ñu wax tubaab ci ñu tënku ci ay chartes ni ñun notre langue officielle c'est le français ñu sañ a taxaw naan non bëgguñu sax boo ko déggul amul problème mais na nga man li ngay def qu'est-ce que c'est que ces histoires lii yu mel nii moo tax suñu gone yi nul ah bon yu mel nii moo tax suñu gone parce que lan mooy mathématicien un bon mathématicien un bon scientifique c'est un bon homme de lettres d'abord parce que la théorie passe par le verbe avant x et y il faudrait une bonne théorie la théorie c'est l'écrit et le parler bu ñu jëlee ñun Sénégal ñu ne sunu langue officielle damay jël ñu ñuy seetaan mbokk yi seet lan mooy langue officielle du Sénégal day wolof du wolof du pulaar damay bañ a dugg sax ci fi nga ma terrain bi may dugal nga xam ne ça ne fait pas l'objet de l'émission bëgg naa Alaaji Ngeeñ bu la neexee nga waat ñu indi ci loolu le monolinguisme n'est pas un facteur de développement ma ñëw si loolu Sénégal Afrique boo bëggoon a jël ni benn langue la ni jàngale est-ce que pël bi da nga koy jàngal mathématique pël ki dëkk Kajoor nga jàngal ko mathématique wolof c'est un médium qui nous permet de partager nos connaissances dans sa diversité par rapport à une seule langue ma tontu ci ñaar ci li nga wax ci loi bi pour bañ a dugg ci terrain bii nga may dugal nga xam ne gàcce lay doon bu ko waxati d'accord ma ci yow xam-xamu tubaab la ñuy jàng ci réewum Sénégal muy mat muy len gis nga au département d'anglais on les appelle les anglophones seen cours yi dañ koy def en anglais mais en français on est dans l'obligation de le faire nous avons été colonisés par la France c'est pas un complexe parler la langue française c'est pas un complexe on ne doit pas le dire français moomul France aujourd'hui est-ce que tamit suñu canadiens yi ñoo gën a moom langue française tey Alaaji Ngañ ma wax la ko li ñu ci yokk tubaab daa dem fenn ak langam bi maa gën a dégg ki sama naataango bi nekk Paris bu ñu toogee ci français je vais le démasquer dama koy won ni ko ne sa langue mais sunu kàllaama ñun mënuñ see ñun sunu wolof boo demee Canada fekk fa tubaab bu xong cur di lekk ay hamburger ak yooyu wax wolof yoo dul wax Alaaji Ngañ da nga naan kii fu mu juddoo nañ bàyyi boobu ndax indiwul objet bi ma ñëw ci sànq ci loi bi nga wax sànq te ñëw ci grève bi man ci tubaab laay natt ñaar waaw da nga ñëw ma tëj dimbali ma rek ngir yàlla da nga wax ni dafa am ce qu'on appelle la ponction ponction mooy ñu dagg la loi bi ni la wax toutefois c'est une figure oppositive mooy wante waaw am nga droit grève wante yow mi dem grève da ngaa jàngat ba sa xel may la ci sa coobare bopp pour dem grève au moment où am na enseignant boo xam ne bokku ci benn syndicat kooku bu demul grève syndicat yi yéen da ngeen koy dagg état du ko dagg sañu ko dagg heure yi nga war a jàngale ci jàngale boo ko def maanaam tey lundi la 8 heures 10 heures amoo cours grève bi 8 heures 10 heures état du la dagg du sa heure de cours mais sa heure de cours tasanteeg sa grève dañ la ko war a dagg mooy waane bi loolu la mooy wante mooy wante bi mooy toutefois léegi nag soo ma dikkee wax ma ci loolu damay bañ bu la neexee nag ñu avancé fi nga xamante ne fi lañ bëgg a léegi émission bi moo fi yem monsieur Bakhoum baat bu ci 1 minute rek mais moom bu mu def amalgame loo dama ne la man li may wax ci li assise de l'éducation nationale laa wax léegi nag su fekkee da nga am gàcce dama ba ci président Macky Sall nga ne ko dama am gàcce ci liggéey bi nga xamante ne te damay ma rek le professeur Abdou Salam Sall moo nekkoon le président de la commission des assises nationales da nga dem ba ci professeur boobu comme que tu es universitaire nga ne ko dama am gàcce yéen ci wax yi nga xamante ne yéen ay universitaire li ngeen tënkoon ak Sénégal yëpp ñoom ñoo taxaw ñu wax ko dama am ci gàcce yow mi nga xam ne yow loolu yaa jël responsable man awma ci gàcce parce que suñu réew moo obtenu nañu jàngale ci suñu kalaama donc damay koy renforcer de ce point de vue émission bu am solo leen rek moo ko yàq merci non dinañ ñëwaat dafa xaw a gàtt foog ñu ñëwaat waxtaan ci mais
mën nañ koo xóotal. dinañ ko gën a xóotalaat. mais li gën a am solo rek. mooy ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf Bakhoum ci turu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. wax dëgg yàlla lii nga xamante ne indi ngeen ko. mu bees dans le paysage médiatique sénégalais. ñu ngi leen di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala. jërëjëf ci turu jàngalekat yëpp. jërëjëf yàlla mu nekk une vitrine. jërëjëf te nag yow mi nga xamante ne yaa indi gëm-gëm la bii. gam-gam la waaw indi ko ci njàngale. waaw dëkk du développé tant que njàng ak njàngale nekkul ci muccub ayib. jërëjëf ñuy ñaan télévision yi kën nañ wut ay émission phare yi nga xam ne day wax ci éducation. pour que véritablement xale yi xam ne njàng wax dëgg yàlla dañ war koo gën a toppatawaat. jërëjëf mais nguur gi aussi xam ne njàng ak njàngale war nañ koo jox place primordiale dans ce qu'on appelle le développement. jërëjëf Tamsir maa ngi ñëw damay tëj rek. waaw tëjal waaw ci seconde rek. monsieur Bakhoum dama koy sant di ko gërëm. waaw di la wax ni muy Macky Sall. waaw muy monsieur Bakhoum muy Abdou Salam. ku ci man di jël la problématique de la langue française di wax naan garaawul nañ ko langale ci wolof du ñu jàkkaarloo man la li ngay wax c'est un complexe d'infériorité maa ngi lay sant di la gërëm. waaw alaaji ngañ jërëjëf Lo dinaa tëjee la alaaji Malick si waxoon. mooy mu ni ba ma fekkee daara ji. ñu ni tubaab bi jox naa leen digal pour ñu tijji école yi. ba ñu ko tijjee ba mu ñëwee moom Maodo. dafa taxaw ci buntu école bi nit ñi wàcc. mu xool nasaraan si tubaab bi ku ci ne ñëw jàpp ci sa loxob doom. yóbbu mu ñibbi. mu ni waaye ba ma demee ci pencum daara yi tubaab yi day. fekk ma fa nit ku ñuul. ma xam ne njàng mi sooxe na. jërëjëf mu doon seen émission gam-gamle invité ci nag sëñ Tamsir Bakhoum di mathématicien di jàngalekat di fonctionnaire di ko gërëm bu baax ndax indi na fi xam-xam bu yaatu boo xam ne mën nañ si jëriñu Demba Lo moom it di professeur vacataire di koo xam ne tamit ci yoonu ñoom Bakhoum la bëgg a jaar loolu mooy gam-gamle ki nekk nii ak ki bëgg a dem ca foofu la ñu dajale tey ñoom ñaar gis nga fa ñu waxtaanee am na solo ndax ku ci ne génn nga xam-xam jërë ngeen jëf mu doon gam-gamle di gërëm nag caméraman yeeg technicien yi de son yeeg yëpp ak ñi nga xam ñoo réalisé émission bi di leen jox rendez-vous ci weer wii di ñëw jërë ngeen jëf